presse bi yëpp xëyee nañ tey ci suba li nga xam ni mooy lettre bu ñu ne Guy Marius Sagna moo ko bind depuis la prison lettre boobu nag mi ngi ciy dénoncé condition bi nga xam ni moom nañ ko jàppee mais condition yi nga xam ne tamit moom la prisonnier yi di dundee foofu ci Rebeuss nee na biñ ko jàppee lañ ko jël ñu toroxal ko summi ko ba mu set futti ko ba pare wax ko mu jonkan mu wax ni que dañoo violer li nga xam ni moom mooy droit wam en 2019 lu toll ni Sénégal prison Rebeuss di dund condition yooyu ak condition yi nga xam ni prisonniers yi dañuy nekk plus de 100 personnes ci benn néeg di am benn toilette loolu yëpp mu daal di ko dénoncer ci lettre bi mu yónnee presse bi tey ci suba ñu ñëw seet ci ki nga xam ni moom mooy Seydi Gassama bu Amnesty International mu wax ñu ban taxawaay ñoom nañ ci nar a am. li ma bëgg wax mooy képp ku xam Guy Marius Sagna nga nekk société civile nga nekk ci presse bi soo liiree lettre bi rek da ngay xam ne lettre boobu dafa niiru Guy Marius Sagna donc en attendant que ñun ñu rencontré ko waxtaan ak moom nous considérons que c'est une lettre authentique parce qu'on y retrouve le style de l'homme di wax ni tamit raison yu bëri mun na tax peut-être mu am position bu différent par rapport à cette correspondance l'essentiel c'est que Guy li mu wax yëpp luy xew la à Rebeuss après le régisseur bu nekk Rebeuss dafa reconnaître ne dafa bokk ci seen tradition pour fouiller nit simi ko waaw nee na waaw loolu la wax nee na dañuy fouiller benn nit à la fois man dañuy dugal ci benn box doog la fouiller waaw fouiller nag nit ba di ko simi même su dee góor ngay simi je crois que loolu dafa ëpp amul benn règlement boo xam ne ci biir àdduna en tout cas règlement boo xam ne ci standard international lañ ko jël bi autorisé pour ñu simi nit daf ko yaramu neen pour naan dañ koy fouiller waaw kaso boo xam ne am na respectabilité war na am portail électrique mooy lay permettre nga seet na nit ki yorul ngànnaay wala yorul leneen loo xam ne mun na ko gaañ te doo fi nekk di koy simi état au Sénégal devoir am mooy évidemment mu yokk kaso yi waaw depuis indépendance tabaxuñu benn kaso boo xam ne mun na tax ñu décongestionner kaso Sénégal waaw. émeute Rebeuss bi mu amee ne woon na ñu ne tabax benn kaso bu mag asi bi waxtaan boo xam ne dina décongestionner Rebeuss waaye Rebeuss nu mu meloon noonu la mel ba léegi loolu mooy kaso bi nekk si bi waxtaan maanaam réglé woon problème mu Rebeuss. yan jéego ngeen ci jot a teg. suñu jéego mooy dañu continuer depuis jamono Abdou Diouf. ministre de la justice bu ñëw rek dañu leen dem seet wax ak yow attirer sa attention ci mbirum kaso ak ñu toog nag président Macky Sall attirer son attention ci affaire kaso mais dirigeant réew mi dañuy gëm ne ku tabax kaso di nga mës a dugg ci biir kaso moo tax ñu bëri ci ñoom dañuy ragal a tabax kaso. dañoo gëm loolu. waaw dañ ko gëm. aada la daal aada la man xaw ma aada boobu fan la jógee. ku tabax kaso rek da nga dugg ci biir kaso dañ ko gëm moo tax dañuy ragal tabax kaso. askanu Sénégal nag li fi tubaab yi woon ci kaso attanul askan wi tubaab bi ñuy demee askanu Sénégal moo tax ñoom 3 millions tey parce que ñu ngi toll ci fukki millions ak juróom askan bi su yokkee ñi juum ñi jalgati yoon dinañ yokk kon war nañ yokk ci place yi biir kaso yi suñu ko deful loolu mooy andi genre situation yi. d'accord ay nit nekk ci ay kaso yoo xam ne comme ay porte sardine. d'accord ba tey ci droit de l'homme ak nit ki tamit kii bu mu am liberté d'expression bu mu am Guy Marius Sagna arrestation ñi naan dafa arbitraire yéen nag ngeen ko jàngat. waaw ñun kay wax nañu ne détention arbitraire la ndax gis ñu benn fait boo xam ne mun nañu ko rattaché ci Guy Marius Sagna pour tëj ko ci biir kaso. bi ñu ko njëkk arrêté lañ ko ne lan moo tax nga def poste yi ci affaire hôpitaux yi lan moo tax nga def ko ñaari fan ba ñetti fan loolu lañ ko doon laaj bi nga xam ne loolu xel mënul nangu ñu ko ciy tëj parce que opinion la et puis situation la boo xam ne docteurs yi kër docteurs yi liggéeykat yi nekk ci hôpitaux yi ci biir société bi yëpp ñu ko doon wax ñu xam ne mënuñu ko téye ci loolu ci lañuy convoqué mbirum force alerte au terrorisme jiiñ ko nag benn poste boo xam ne
ñu ngi koy def ci site Frapp France Dégage kuréel boo xam ne moom moo ci bokk daf ci bokk waaye moo ko jiite du moo ko jiite du mooy moom mooy gérer page Frapp France Dégage du moom mooy coordonnateur France Dégage waaw ñuy dem xool poste boobu ñu ne ko bii de yaa ko def xam nga loolu mooy dañ ko bëgg tëj à tout prix parce que dañ ko jiiñ loo xam ne defu ko moom deful poste bi moom géroon page Facebook bi moom Guy Marius Sagna jiitewul Frapp France Dégage ki ko jiite wax na ci média yi nee na maa ko jiite nañ ñu ñëw jël si. waaye kooku soxloo ñu ko. waaw jii dañ ko soxla parce que simplement ñëpp xam nañu ni kii contestation bu am fi ci biir Sénégal n'est-ce pas te muy contestation boo xam ne njëriñu askan wi la day taxaw ci kanam. comme pétrole bi. il a mené tous les combats bii bokk na ci combat yooyu muy contre les supermarchés travailleurs yi ñuy licenciés ak pétrole bi mooy bu mujj waaw kon li ñu ci jublu mooy tëj ko ci biir kaso fexe ba contestation yi fi am ñu xaw a sedd tuuti ñu doo ko bay ndax gisuma benn tribunal boo xam ne war na mën a tëj Guy Marius Sagna waaw. bu nekkee bu Adama Gueye nag Adama Gueye moom tamit journaliste la ñu jàpp ko ñenn ñi ne c'est arbitraire ñenn ñi ne li mu wax dafa ëpp yéen waa Amnesty. xam nga diffamation dëkk boo dem ci àdduna rek am na diffamation maanaam soo diffamé nit moom infraction la war nañu mën a topp parce que da nga diffamé donc kenn waxul ne Adama Gueye mun na bind loo xam ne ay saaga la wala acte yoo xam ne mën nañu ko considérer comme diffamation te dara du ko ci fekk ñun li ñuy wax mooy genre délit yooyu waratul yóbbu kenn ci biir kaso délit d'offense au chef de l'État daf ci war a jóge délit la boo xam ne tubaab yi ñoo ko fi bàyyi te tubaab yi ñu ngi koy ñoom dañ ko inscrit ci seeni code pénal depuis jamono Napoléon Bonaparte jamono yooyu ay buur ñoo amoon fii amul politique amul leneen buur moo fi amoon comme yàlla soo ko laalee rek ñu dal sa kaw daa mel ni ci kaw yàlla nga dal waaw moo tax Cour européenne des droits de l'homme dafa waxoon France ak ñeneen réew yi nekk Europe pour que délit boobu nañ ko dindi dafa dëppwul ak société démocratique waaw président fii ci Sénégal chef de parti la waaw sooy waxee doo xam du ñu xam kan ngay waxal est-ce que yaa ngi wax chef de parti wala yaa ngi wax président de la République waaw même si le président de la République ce n'est pas un monarque comme Napoléon Bonaparte wala boog du président boo xam ne honorifique la comme la reine d'Angleterre kon délit d'offense au chef dañ ko fi dindi article 254 li ci topp mooy délit de diffamation ak délit d'injure publique ni citoyen bi di porter plainte su dee dañ ko diffamer wala dañ ko saaga noonu la président di war a mën a porter plainte waaw su dee dañ ko saaga wala dañ ko diffamer na woo avocat mu dem porter plainte boobaa yow mi nga xam ne yooyu la ñu tuumal bés bu si jotee di nga dem tribunal waaw soo demee tribunal ñu àtte la waaw su dee dañ la war a tegay daan ñu teg lay daan suñu la war a tegay daan nga ñibbi sa kër. su dee évidemment da nga diffamer wala da nga saaga président war na mën a wax avocat mu dem porter plainte boobaa bés bu si jotee yow da nga dem taxaw tribunal su dee da nga tooñ ñu teg lay daan su dee defu dala nga ñibbi sa kër te daan yi nag n'est-ce pas kaso waru ci bokk. waru ci bokk loolu experts yi nekk Nations Unies ñoom ñoo ko wax te Cour africaine des droits de l'homme et des peuples maanaam tribunal bi nga xam ne moom lañ fi teg ci biir Afrique pour saytu ak yelleef doomu aadama wax na ko de façon très claire en 2013 ci benn situation boo xam ne benn journaliste Burkina Faso la contre magistrat yi nekk foofu waaw ñu tëj ko ci biir kaso parce que dafa ne magistrats yi sont corrompus waaw bi avocat am demee Cour africaine Cour dafa ne lépp loo xam ne délit la loo xam ne ça porte sur honorabilité des personnes publiques maanaam diffamer ay personnes publiques et cetera waruñ ci boole maanaam ay peine de prison peine de prison Cour yi dafa considérer que ce sont des peines disproportionnées maanaam waratuñ kenn waratul tëdd ci biir kaso parce que da nga saaga wala boog da nga diffamer waaw.